indi benn tànk bi mu teg ko te mooy bokk d'accord deuxième bi mu teg ko te mooy canli troisième bi mu teg ko te mooy seede si quatrième bi mu teg ko te mooy siiwal gi sëy am na donc li ci des question de forme la benn Mercedes bi bu nekkee Angleterre volant bi à droite lay nekk bu jàllee France à gauche mais benn oto bi la waaye bu réew moom neexee dem nga ne sama oto sama réew oto bu volant bi nekkul à gauche du fi daw mais réalité bi de fond bi mooy di ne volant bi nga yoree ko droit wala gauche benn volant bi la benn oto bi la c'est-à-dire damay wax rek samay mbokki oustaz ki jànqale ngay angale ak borom xam-xam nañu revisiter te léegi jot na pour ñu jógee ci téere yu ndaw yi dem ci téere yu mag yi dañoo nekk ci ngiru Limaam Malik te Limaam Malik dafa bëri ay waxeet ak ay waxeet ak ay waxaat bokkuñ nag waxeet day weddi li la nga wax ak waxaat mooy yëf yi nga leeral ko comme man li may def nii damay waxaat loo xam ne waxoon nañ ko bu yàgg mu ne fi kon nag mbir maa ngi noonu l'enfant issu de relations entre deux adultes quand il y a consentement mutuel peut-être qu'il y a eu un objet de monétaire par le cybernétique maanaam voilà beneen bi donc mooy le fait même engendrer la dispense de témoins donc mariage léegi dafa gën a simple. alors docteur peut-être dagguñu la mais. non léegi sax pare naa mën ngaa dem. am benn kii rek aussi. waaw lii dafa doon loo xamante ni peut-être que bëriwul lu ñu ko dégg. bien sûr am na ñoo xam ne sur le plateau c'est la première fois ñu dégg explication bu mel nii et que souvent day nekk ay polémique est-ce que yaa ngi xaar que ne lii nga wax tey mën na jur beneen polémique encore ci Sénégal jëm ci doomu Ndiallo boobu nga xam ne wax nga ne day donnu bàyyam bi nga xam ne moo ko man li ma wax léegi géniteur. dama ne li ma wax léegi c'est pas une question référendaire boo xam ne dañu ne oui la majorité a accepté non nga yónnee di ma wootee kenn rek ko wuy ji au début mais taxul mu ne comme majorité bi d'accord uñ ci yàlla d'accord uñ ci lii duñ ko déedéet c'est que man li may wax ay yëf la yoo xam ne mi ngi ci biir téere yi ku ne mën naa laa jox téere mu nekk ak xët yam nekk waaye nag jàng téere bi la nga koy jëlee du ne ci téere bi na ngay déggee mbir yi kon nag li am importance mooy man damay choisir à chaque fois ay ay problème yu nekk ci nit ñi te téere yi jàng fii ñu jàngale ci réew mi nekku ci te mu nekk ci lu wér ma apporter ce plus là à l'ensemble des oustas des sëriñ des marabouts bi lan la sa interprétation la bi nga xamante ne wala peut-être parce que bu ma nee ñun ñëpp ñu ngi door a dégg yenn yi alors que peut-être que plus de 20 ans 30 ans ñu door a dégg yenn explication yi. xam nga qu'est-ce qui fait la différence kenn mënu laa woon ci alxuraan laaye ju ne doomi li ngeen tuddee doomu njaaloo doon amul ci alxuraan yàlla wax ko te pourtant boole nañ ko ci l'islam sëy yi njëkk a am nii sëy yi njëkk a am laa nii la mel benn yonent bi temps ba mu jeex 23 ans yi mu oote benn sëy la mos a maye te maye koon pour on nii pour sëy dañoo ñëw julli ba pare nii bëgg a dem mu ne toog leen na ngeen seede ne sama doom Fatimatu nàngam mu def ca benn xutba bu yaatu Seydina Omar toog na ak taxaw na ak Seydina Ali yu ñuy waxtaan doomi Seydina Omar ñëw am lu jóbbante bu mu doon jox baayam fekk yaay ma ko yebal Omar ne Seydina Ali ne ko kii sa doom la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de xamoon ne am nga doom ju rafetee nii mu ne ko gis nga ko de nangam mu ne ko may ma ko mu ne ko ah yow nga kenn waaw ba mu ko waxee na ko Seydina Omar waxee tonto dafa leerul daal dafa nuancé mu ne ko
Aliou déggee ko ca te Aliou ko naqarewoon deret la ne ko da nga may dàq mu ne ko déedéet ay dara Karaara ndax ku denc doomu yonent bi kenn jomb la pour lim nekk xale rek nga nekk mag fekk xale bi dellu mu ne ko buñ demee danañ ko sang solol ko naa ko jox benn gëtt mooy parfum nga yóbbul ko wax ko ne ko bu ko indee ba fekk la sa néeg jox la cadeau bi boo ko bëggee may naa la ko xale bi ñëw dugg joxe parfum bi Sidna Aliyu am mel ni am lu mu doon xool ci óomu xale bi rek xale bi daal di ko jël loxo bi am nu mu ko def ci kanam gi mu ne ko toogal sama jabar nga noonu la ñu nuyee mariage bu simple saaba yi boo ni ñu naan mayante y avait pas de cérémonial y avait pas tout ça. mais dañ la dégg sànq aussi nga ne mariage TikTok déggoon nañ aussi Ramadan TikTok mais mariage TikTok moom mooy lan parce que suñu déggee mariage TikTok aussi c'est la première fois ñu koy dégg. mooy sëy bu gaaw rek. sëy bu gaaw mooy mariage TikTok gaaw léegi li xew yëpp ci génn guddi gi lay xewee. man docteur dama bëgg. mais man fi ma la dégg sànq nee na ci mariage TikTok bi man su ma la déggee TikTok mooy tey technologie man Cheikh Omar may waxtaan ak koo xam ni mu ngi nekk à distance bi ñu waxante ma ak moom ci WhatsApp ñu déggoo. muy li nga doon expliquer mooy preuve matérielle. mooy consentement am na ma ak moom waxtaan nañ. bu ñu waxtaanee ma ne ko bëgg naa ko moom mu ne bëgg na ma. ñu déggoo ci dot bi nga doon wax muy cangli. ba ñu waxtaanee ko ci forme boobu mais après ma dégg la nga ne régulariser donc est-ce que tey loolu mooy mariage à distance par exemple nit ñi ak technologie est-ce que mooy bu fekkee comprendre naa la est-ce que loolu mu ngi ci ñëw gën ko leeral parce que bu fekkee ñun traditionnellement ci biir jàkka ji lañ doon toog bu ñu jàppee sëy jàpp nañ ni seede yi ñëw nañ kilifa yi ñëw nañ alors que deux personnes majeures ñu am lu ñu consentir après nga wax ñu aussi nan lañ def ba buñ koo régulariser. waaw man dama xool li fi daan am suñu ndey yëpp li fi daan am ni mu daan amee ma xool technologie bi mu avancé lan la ñu may loo xam ne danañ nekk toujours dans l'esprit d'antan te duñu tooñ gu toll ni njaaloo gu toll ni nit ki duggal doomam ci fuur bi ndaw si yore ndaw si dog ko ci ba mu ñor mu génn di doomu aadama am tous les droits ñu ne ko non y a pas eu de cérémonie pour ta maman la cérémonie n'est pas ce qui est visé loolu leer na ahali gonga an kay ahali gonga e gonga man fi ma bëgg a ñëw docteur mooy fan yi dama toog di la seetaan ci benn télévision de la place nga wax ni ku mu neex jug taxaw ne maa tay wooruma fii ak yaa ngi ami koppar mais ba tey itam leeru sama bopp mu bëggoon peut-être nga leeralal ñu loolu. waaw xam nga waxin dafa am waxin am mais waxin noonu mën a demee rek il cache ou il transmet la même réalité ci misaal am na ñoo xam ne pour dee dañu ne dee na ñu ne gaañu na ñu ne wàcc na liggéey ñu ne làqu na bu dee Saalum ñu ne génn na àddina mais yooyu yëpp li muy exprimé benn affaire bi rek la maanaam wax yi ñuy wax li ñuy transmettre man foofu laa nekk c'est que man même le langage monétaire a changé léegi dañ lay kii sàngam Western Union nangam du jeex du xaaj mais buñ la ko defee yow bu tey sa téléphone bu sonné rek nga ne comme am na ku la war a yónnee bu sonné rek da ngay jàpp ne daf lay yëgal ne yéen nañu xaalis ba mais est-ce que ki la jur wala ka jur kooka ñoom est-ce que daan nañ mën a jot xaalis ci téléphone la réponse est non mais est-ce que c'est une raison absurde pour dire que téléphone bi bu ma ci gisee ne yónnee nañ ma 500000 dama dem jëli ko parce que xaalisu téléphone rek la xaalisu téléphone dafa wecci xaalisu këyit dafa wecci xaalisu gal dafa wecci urus qui était l'origine donc su fekkee ne ñëw nañ ba tey jii nit ñi amuñu possibilité mën a exposer mën a relire faire une relecture correcte du Coran te mooy sama objectif
ce n'est pas la peine su fekkee ne wax ji may wax te ay millions de personnes mën cee jëriñoo du ma accepter ñu di ma taakale ñooñu sax amuñu respect ci ñu leen di déglu duma d'accord ki nga xam ne li muy wax du dëgg léegi pour ñu wañ ko attaqué mu ne Seydil Hadji mu ne Seydil Hadji Malick mu ne man maa ko gën a jege Seydil Hadji Malick téeméeri yoon ndax lu mu bon ndogu li ma ndogu tey doomi Alaaji Malick moo ko togg te sët mooy doom dafa am tegal ma na fi dafa am fu may ñëw na fi nga baal ma am na ñoo xam non damay koy wax ñu koy def am na fi ñoo xam ne ay oustaz ils ne font que naan Alaaji Malick nee te fekk ñoo Alaaji Malick mosu ko wax man na fi man xam naa bu ma duggee après yow taxoo may wax waaw yow moom sama xarit bu ma la doon dama bëgg bu may duggaat deuxième partie rek damay bëgg man bu may wax benn li may wax dama koy garanti ñëpp di ko dégg man parce que dama bëgg yonent bi ci sama yitte bopp mooy moom laay jàngale dama bëgg saa yu may wax yonent bi bayit bu nekk dinaa wax ni fii la nekk bayit bu may wax ci moom dinaa tari bayit bi ni fii la nekk boo déggee sànq ñuy wax naan dama wax ni am na lu des toll ci jàng non am na lu des bu dee da nga bëgg yonent bi man miy jàkkaarloog yow maay deritu yonent bi kon nag jëfeel noonu dina am ñett yoo xamante ne man 53 personnes ñoo dox sama dégg dina am ñett yoo xamante ne yow yaa ko cëroo ci man dina am ñett yoo xam ni papa yaa ko cëroo ci man mooy benn bu dee ci tarixa bi la rek yow yaay sama waajur loolu rek tënk na lépp kan yow yaay sama baayu tarixa tey bu fekkoon ni charte tarixa bi la bi rek charte tarixa bi la ma jàngale fàkkatu tulaab mu awwi leen fi xawlihi li man ba maa ngi jégalu sax li may wax ci kaw ndax kàddu tarixa bi mais sànq da nga wax benn wax mooy bi ñuy départ ci sëy faw mu am can faw mu am seede ma gis ni Seydina Alioune wax nga sànq ni bi nu koy may soxna benn parfum la ñu joxe bind ci sama déggin bokk tey xale bi jël parfum bi yóbbu ko bi mu ko yóbbu mu nekk soxnaam léegi anas ñan ñoo nekk seede yi jamono yooyu xanaa bokkul ci farata sëy looloo tax ñu war a def noonu ñu itam loolu tax ba ngeen cee dugalee seede yi ngeen tooñ dugal nga ko sànq ci départ bi papa kon neen xam nga laaj nga ma tontu naa lii sunna rasul sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñam mooy dañoo banaliser woon takk sëy moo tax njaaloo jafe bañ ne ku njaaloo sax war nañ ko def parce que dafa bu sëy yombee rek njaaloo jafe léegi benn bi ci des na fi ñaar rek du beneen bi ci des mooy pamatar léeg-léeg oustaz Iran dafay wax benn wax dafa ni charia ak ambulance ñooyam bu accident amee tànk woowuñu ko du ñëw wala déet xam naa du baax di wër tànk dañu wëti 18 ambulance daal di ñëw tey ki nga xamante ni tey njaaloo na te am borom kër balaa ñuy lijjanti doom jooju dina doon wala du doon lan mooy àtte ndaw soosu d'abord ba pare ak waa jële balaa ñu egsi ci miraas bi loolu mooy les questions débiles yi nga xam ne bëgguma leen lu tax parce que ndaw si nga xam ne dañ koo siif kooku amul dara luñ koy laaj lu tax ñuy siif la mu ne damaa rafet dañuy siif ndaw su ñaaw aussi mais ki tey njaaloo nag parce que femme dañ ko fekk violé ko victime la viol waaw c'est-à-dire que ñaar waaw attends dañ ko fekk violé ko ki ñu violé ci doole ku góor ki ba dara am si est-ce que loolu njaaloo la keneen ki mu ne di ngeen nekk fenn tëddandoo guddi jot kenn xàmmeewul sa morom nga yaakaar ne kii sa soxna la nga fekk sa kër ga nga ñëw tëdd ak sëy ak moom fekk da nga juum kii naka du sa soxna est-ce que loolu njaaloo la waa léegi déglu même benn baat waaw si njuumte yooyu Sénégal dëkk bi ñu nekk ñun waaw tey ni ñu gën a miine njaalo tey boo nee doomu njaalo day doon nga dem ci Facebook bi wala nga dem ci internet bi commentaire yëpp li ñuy njëkk a xalaat mooy tey Mouhamed Mbaye de daje na ak benn xale bu jigéen yaa ngi dégg ñoom ñaar jotuñoo sëy njaalo dox ci seen diggante mais waa ji reconnaître na ni xale bi kat moom moo ko jur doomam la yaa ngi dégg bi ndaw si setee ñu jël ko may ko waa ji mu nekk soxnaam am nañu yeneen doom yoo xamante ni ci farata la ñu judd mais xale bi nga xamante ni papa Khalifa njëkk na judd te papa mag yaayam jotuñoo sëy ba mu set kooku ndax bu doonoon ndono jotee day doon wala du doon. xam nga loolu tax ma ne bul poser question parce que lii nga wax bu doon ay borom xam-xam am édition ñoo fi toog dañ lay génne saal bi. déedéet parce que tey amul benn borom xam-xam bu ñu koy di wax lay génne saal bi xam nga lan la. lu tax. da ngaa tuddee ji kooku mu ëm da nga ko tuddee doomu aram te du doomu aram. moo tax may laaj tey yow la ñu am. waaw loolu la wax dama ne la comme dëggal na benn ci ñeenti conditions yi te mooy d'accord na ak ndaw si te ndaw si majeur la il y a mariage même à régaliser à améliorer
mais buñ ko bàyyee noonu sax mais doom ji du doomu njaaloo loolu sëy la. mais sëy la kay. non non Aliou xoolal non dafa am loo xamante ne bu fekkee ni wàllu journalisme la. kooku liñ koy damay bàyyi yéen ngeen doxal. mais ñoom ñaar sëy doxul ci seen diggante ay dox dajalañu ñoom ñaar. ci diine laa lay laaj. waaw ci diine laa lay non tey góor gi la ñuy laaj tey dama ñëw ci bokk ci ñuy laaj. waaw de dama lay laaj rek ci diine. waaw lan mooy njaaloo lan mooy njaaloo ndëgam ñaar ñoo xamante ni ay personnes yu majeures yu mature dem sëy ji njaaloo la wala koo xamante ni dafa am soxna wala am jëkkër bàyyi fa dem di sëy keneen mooy njaaloo lan mooy njaaloo ci charia. mais Pape Matar bu ma la doon jox njaaloo tey mën naa la wax ni la benn grossiste la boo xamante ne da nga ciy coppati di génne xaaral étape par étape mais ñaar ñu sëyul laa la wax li ma lay wax dégg nga yàlla sëg ñaar yu sëyul buñ bokkee lal sëy nañ dégg wax ji buñ bokkee lal ci consentement mutuel ngir sëy nañ ci ban ngir comprendre loolu ci ban ngir damay non nene bu mu njëkk indi mooy consentement. nen ci ngiru Malik ibnu Anas ci ngiru Malik ibnu Anas ci ngir man bokk man chaque jour ma bari tey kenn wérantewul ngiru Malik la parce que da ngeen koy laye aussi nene mën na ma jàngal téeméeri junni d'accord naa loolu moom mën na ma jàngal téeméer loolu lu ma nangu la lu Sénégal yëpp di nangu la mais dama la wax ne Mouhamed Mbaye daje ak benn xale bu jigéen laa wax ci mbedd mi can doxu fa wayjur fekkewul kenn seedewul ñoom ñaar ñu daal di tëdd amul sëy amul dara ñoom ñaar ñu daje ci benn lal sëy ñoom ñaar biir am ci doom sosu ci doom jooju du doomu njaalo apparemment bu amee consentement du doomu njaalo. merci c'est ça en fait. non le consentement est un pilier du mariage. li ma dégg rek. waaw li nga dégg waaw pilier du mariage. maa ngi koy jéggalu nag. parce que man. dégg naa ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. naroon na tas benn sëy boo xamante ni xale bu jigéen bi bañ koy may àndul woon ci mariage boobu. donc di wane que ni consentement bi tey jii dafa bokk ci pilier. bokkul yi tax ba ñu ni mariage am na wala amul. waaye léegi déglu ma déglu ma rek léegi beneen bi mu xam. non xam nga vraiment ma ne lorsque non pas Matar. ma ne lorsque on est limité par le savoir on l'est forcément par les propos. gis nga li ma bëgg nga tontu ma rek ci lu gàtt la lan la charia tuddee njaaloo boo xamante ni dañu ni boo ko defee lii mooy sa atte. azaniyatu wa zani alxuraan laa lay wax. njaalookat bu góor bu jigéen ak bu góor la yàlla wax du ma lambatu def fajlidu kullu wahidatin minhuma mi'ata jaldatin yàlla nee na xale bu góor ak xale bu jigéen boo xamante ni ñoom ñaar alxayru doxul ci seen diggante ñu tëdd ñeent bett leen kenn ku ne ci ñoom ñaar dañu lay dóor téeméeri yat bu fekkee ni jigéen ju mus a sëy mbaa bu ne ci biir sëy ñu yëg ni dafa njaaloo mu wóor am ay seede l'islam dafa ne nañu gas ba mu xóot jàpp di dóor ba mu dee muy ku góor ki muy ku jigéen ki leer na wala leer déet leerul de parce que xam nga li ma la wax ak li nga tontu bokkul yow yaa ngi wax tey jii li nga xamante ni moom la ñuy sanctionné kii ba noppi indi seedew 4 personnes yoo xamante ni fi ñuy jógee du bokk loolu dafa wutee tey jii ak li nga xamante ni ñaari nit yu am consentement mutuel loolu yaakaar naa lu ma gën a jege mooy mariage bu ñuy régulariser que loo xamante ni dañ koy tuddee benn acte boo xamante ni dañ koy tuddee njaaloo d'accord ma ak yow bu la neexee xam nga lu tax bàyyi ma may ma leeral d'accord man maay leeral sama bàyyi laay dëgg wuy ma dañuy layante biir rek ma jox man sama àll soriwul moo la du ma polémique si yéen ñi comme sénégalais ni ñuy seetaane man j'ai un problème un enfant issu hors mariage c'est-à-dire ñaar ñi nga xam ne ànd nañ officialisé wu ñu sëy càng amul woote teewuñu takk ñu sëy xanaa kon farata yi xaaral Mohamed dama bëgg Mohamed man dama bëgg ñu leeral ñu ko man moo mën a xam keneen mën a xam mais xanaa kon sëy amatul farata xale bu góor bi ak xale bu jigéen bi daje nañ boîte baal bi neex ànd nañ waaw neex la nañ seen soirée après am nañ si doom kon alxuraan amatul valeur est-ce que waa damay laajte pas ma am kay kon alxuraan amatul valeur nañ bàyyi sama bàyyi mais non man bu dee laajte bàyyi sama bàyyi yaa Mohamed laaju ma leen man leeralal ma loolu laa bëgg position boobu mu clair parce que ni ñuy seetaan bëgg nañu xam position laa bëgg mu clair est-ce que un enfant issu hors du mariage c'est-à-dire ñaar ñi daje nañ donte am nañ consentement est-ce que doom boobu mën nañ ko jàpp doomu njaaloo wala mën nañ ko jàpp doomu la problématique loolu laa bëgg a laaj mooy mënuñu traiter un sujet si on n'a pas défini les éléments du sujet lan mooy njaaloo te léegi papa wax nga leen yow loolu nga wax yow léegi loolu njaaloo la
boo nekkee ak ndaw si ngeen baal bër ngeen dem ngeen ñëw mu tëdd nga tëdd loolu njaaloo la waaye su fekkee ne nee ngeen ñun bëgg ñoo njaaloo dañoo bëgg a sëy le minimum di sëy le minimum TikTok TikTok léegi le minimum mooy TikTok am na can am na consentement mën nañ ko cee def am na témoin yéen su fekkee nag jubloo leen mariage yéen da ngeen di njaaloo seen diggante waaye bu ngeen waaye dama ne man li may wax man mooy boo ko ne comme fi mu ne nii ka sonn naa tey mën nga ma dindil sama dangar waa teñ ko say TikTok ngeen TikTok mu jeex. mu jeex nga yónnee ko can bi ngeen am témoin. non dafa am loo xam ne yéen mënu ma leen ko pardonner mais moom tey damay jàng ci moom mais yéen xaar leen parce que alxuraan diine sànq bi ñuy waxtaan ñoom ñaar dama leen seetaan mais diine du defe naa ak lamb damay dolli li nga wax c'est-à-dire que man dama toog si jàkk man dama toog si jàkk imam bi di wax ñuy waxtaan imam bi di wax jàkk ji sax comme ni ñu ko waxee sànq ni ko sëriñ bi waxee sëriñ Ahmed Khalifa Niass mooy ñaanuñu si biir jàkk ji dañu génn si biti am na salle annexe mu ne jour bi nga xamante ne ñaari xale yi nangu nañu sëy fa la sëy bi commencé mooy consentement bi fii dañ ko matérialiser bi ñëw si jàkk ji rek pour eggali ko mais jour bi ñu taxawee ñoom ñaar bi ñu fa demee bañ ne ñoom ñaar accepté nañu nekk sëy bi fa la tàmbalee. même après c'est-à-dire que moom waxuñu si biir jàkk ji de la ñuy def si biir jàkk ji ne jour bi. pour être terre à terre lan lañ ciy jàpp déjà. yow xam nga moomeelu oto bi kañ nga ko am. ba nga ñëw nii bii laa tànn ñu wax la ji nga fay jox la reçu. booba la moomeelu oto bi commencé. jeex na. yow buñ la joxee certificat de dépôt boobu ça vaut carte grise. bu dee carte d'identité la récépissé bi la jox ça vaut carte d'identité. foofu laa waxee. d'accord mais le consentement mutuel est déjà une acquisition de la chose. Nafi docteur man waxu koor gi daf maa ñor lool nen parce que dégg naa ko encore une fois mu ne ko mu neex taxaw ne ma tey wooruma man ma bëggoon xam par exemple les gens qui ne peuvent pas jeûner ou les gens qui ne veulent pas jeûner est-ce que am na équivalence boo xam ne bu ñu ko defee loolu mën na remplacer seen koor. waaw xam nga amul benn bàkkaar boo xam ne amul lu koy expier. lu koy effacer. yàlla dafa tëral ci alxuraan atteb ki nga xam ne dafa wóorul te war a woor te amul excuse yi nga xam ne moo nekk excuse pour non koor que kooku na ko expier ma ne leen kooku journée bi mu woorul ci loolu war na ko mën a expier avec entre 200 000 et 300 000 francs par jour maanaam tey wóoru mi ngi tudd ci l'islam ci alxuraan kaafara dafa ne fa kafaaratu itaamu sittina miskina mais loolu mooy waaw d'accord mais am na da nga koy évoquer pour cause de maanaam pour mu leeral li ngay wax mais c'est pas bon ku ko déggee nag ne man kan mooy xëy du moor parce que je mën naa 300 kooku beneen affaire la mais man dama ne ki mu dal te c'est une exception parce que kooku léegi nu muy layee yàlla ñàkk a wóor boobu mu war ta tey ko comme exemple footballeur boo xam ni si compétition la nekk footballeur joueur de théâtre maître nageur koo bëgg rek maanaam daal ñàkk a woor te amuloo excuse danañ ko kaafara juróom benn fukki miskin yoo jox ñu lekk ba su un menu la ñu waxuñ benn mbiskit ak damitu mburu déedéet itaam mooy la menu restaurant bëggoon naa par exemple mën nga ne tel traiteur de joxeel ma 60 repas demal place sangam nga joxeel ma ca jàkka jaak jumaa jaak feneen bàkkaar bi da koy wàcc kaafara nañ ko ba tey docteur bëggoon naa xam itam fan yi gis nañ benn décision bu jógee ci CNRA mu xam le ni yenn ci ay plateau télé interdire na leen formellement ñu def ay plateau invité ay tarixa parce que loolu jàpp nañ ni mën naa taalum réew yow ban jàngat aussi ngay def si loolu est-ce que loolu diine nangu na ko déjà non tarixa yi ay doomadaa ki dëxin rek la ba ku mu ne ku bëggul bi kay xanaa sañ ngaa dem ba cet
tarixa yi mosuñ fi nekk pour féewale au contraire ethnicisme la fi fekkoon ak i maatay ak maa la gën juddoog de son maam mu ñëw loolu mu fédéré ko ñi fi liggéey l'islam bi mooy ñi fi indi tarixa wala ñu sos fi tarixa donc affaire u tarixa mais man fulki da nga may gis ma ñëw ci sëñ Muntaxa ñu bokk jànge xasaay am na fii ay seexu murid yoo xam ne am nañ droit joxe tarixa tijaan même bu dee am nañu fi doon wax naan dinaa tontuwaale loolu ne sëñ Tuubaa dafa waroon a jël kiiw ay sarti tarixa tijaan sarti yi pour sewe gi la mais aéroport boo dem ci àddina am na salon d'honneur doo rang doo taxaw da ngay toog ñu la servir ay xale yu rafet lay servir ay yu tàng ak yu sedd bañ ne la excellence ñëwal nga dem ci avion ba mais loolu dafa ma si am sëñ Tuubaa du jaar fa nit ñi jaar Samba Suraba gi as sul dafa ma sa jaar ñi jàpp ne pour mën a sañ loolu dañ ko war a jaarale fii ñu jaarale Samba Suratu ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris. kon yooyu décision ñu jël ay caaxaan la selon numéro non CNRA li muy liggéey branche la ci jógee président de la République mooy préserver l'ordre public par exemple da ngay gis fii mboolem télé yi seen plateau yi lan la murit ak tijaanu Tiwaawan te li nekkul tijaanu Tiwaawan ci Sénégal ñoo ëpp ñu nekk tijaanu Tiwaawan ndax bu ci ñaseen bokkul Medina Gounass bokkuñ ci Abbas Sall bokku ci Cheikh Omar Foutiyou ainsi de suite dañuy dem ci ñoom c'est pour des raisons commerciales waaye du ñu ne bon bu ñuy ayee semaine ba leen dugal ñaseen yi nañ dugal kër Abbas Sall nañ dugal kër Madior Cissé nañ dugal nangam ak i nangam loolu moom dafay mel ni ethnisme mais je crois que CNRA gendarme c'est le gendarme de l'audiovisuel bu ñu jëlee décision ba elle est attaquable en justice même kii li mu doon wax sànq ci yu bëree bare lépp loo xam ne c'est attaquable devant la justice te mën a joxe un avis contraire loolu lu ñuy respecté la man mii di wax ak yow ci misaal am naa suuf soo xam ne dañoo ñëwoon jël ko te sama titre foncier ne état bi la ñëw defar xam nga mënoon naa ne ministre bi sa gars yi dañoo juum wax la ñu rectifier ko wala jëlal kii defuma ko damaa dem ci yoon ba léegi sax ñu li ko dalay mag jëm suuf yëguñ ko man maa dem jël sama avocat dem ba avocat bi ba tribunal ne man maamu su nañ ko delloo mais dañ ma oo ñu def restitution mën naa ko génneel sama téléphone bañ ma restituer loolu taxul ma taxaw damaa dem justice nee nañu homologué delloo ñu def mun ñu homologué ko léegi c'est la chose jugée mais c'est pour te dire que am na yoo xam ne soxlawul muy dem fenn fi mën nañ ko attaquer en tout cas loolu CNRA wax man d'accord naa ci sur le principe yaa ngi wax c'est attaquable mais CNRA jël fa ay décision yoo xamante ne fi mu mujj mooy tëj ay télévision victimes yi Sen TV bokk na ci Walfadjri waaye Sen TV moom ko defee ci li nga xam ne xamuloo ko woo nañ ko ci jëmmi ki ko moom wax ak moom ba mu comprendre ba mu ñëwee la xam ne dootuñ télévision mais terewul tëj nañu ko ay fan dama ne waaw loolu ba mu amee dañ ko jubbanti maanaam dañ ko oo ba comprendre loo ko li tax loolu ba moom ci boppam loola bu amaatoon dootul def nam defeewoon mais soo nee attaque mën nañu ko attaquer mais depuis très longtemps CNRA décision yi muy jël même bu ci demul jusqu'au bout comme ni nga ko waxee nga am information bu ñu amul dina mën a tëj wala tey mu menacer une télévision waaw mais dafay évoluer xam nga la ma wax la ko dama indi benn anecdote man bi ma njëkkee am téléphone portable pour nga am ko boo defee demande bi Sonatel renseignement généraux lañ ko yóbbu ñu oola enquête ubbi fils de et deux ne par nangam pourquoi voulez-vous avoir un téléphone satellitaire international foofu la boo jàllee examen boo ñëwee 1 million ngay fay ñu door laa jox numéro tey est-ce que loolu am na xam nga léegi mën nga jënd benn appareil 5000 francs day amaale sax crédit 2000 francs
affaire bi dafay évoluer loolu ñu wax tey da léegi autocensure presque bu mag yëpp dañuy am autocensure waaw loolu xëy na def nañ ko ci seen ci mën nañ ko def feneen mais loolu c'est pas un problème je crois que c'est déjà réglé au niveau de Bougane. alors Bakary Banora moom ma yóbbante réalisateur bi nekk Sen TV nee na léegi ñëw na nekk sa taalibe alors man ba bëggoon rek laajte parce que question wu internautes yi da nga wax tout à l'heure ne que takk dafa aram takk sëy si jàkk léegi ñoom ñuy poser question ne que mariage boobu ban impact lay am est-ce que loolu dina am impact tey ci mariage bi. man daal je crois que ni ma leen mën a tontu naa leen ko. mooy la cérémonie du bac n'est pas le bac. Point. D'accord, c'est clair. Alors beneen question bi mooy ku dem tey jii Cheikh Omar dem Tamba pour am fa 6 mois alors est-ce que dagan na ci moom mu takk fa jabar suy ñibbi si fase ko. am na droit takk fa jabar. te buy ñibbi du ko fase. kon nag le contraire aussi existe. C'est possible. Très bien. C'est clair donc Bakary mu ngi noonu internaute yi également ñu ngi noonu seen question oui Cheikh. li nga wax léegi li internaute bu njëkk bi laaj que sëy amuñu que ndax buñ ko takkul ci jàkka buñ ko takki ci jàkka yan répercussion la mën a am mais maa ngi dégg itam ba tey oustaz docteur di wax ni sëy mën nañ ko takk sax ci car rapide. waaw est-ce que conséquences yi du yem nag comme. non pourtant yi ma ne danay am xëy na fii Sénégal nit ñi bëriwuñ mais ñun gis nañu ci ay réew par exemple Indonésie où il y a 340 millions de musulmans ils pratiquent toutes les formes de mariage fii on n'est que 17 millions bëriwul maanaam Cheikh Omar mi mën naa toog ci kaar ma toog ci kaar ñu jàkkaarloo maye suñu bopp bu leen neexee sax léegi bu leen neexee sax léegi fi ñu toog nii waaw loolu affaire sëy daal ni Pape Makhtar yi waruñu ko dégg affaire sëy Sëriñ Babacar Sy boole na ko ci ñett yi nga xam ne jarta yéexal ba ca njëkk mooy lekkum laax ñaareel ba sëy nee na jarta yéexal Sëriñ Babacar ko mais jarta yéexal dafay ànd ak sart de ma ne waaw jarta yéexal de waaye ànd ak sart de waaw dama ne déet sëñ wax Sëriñ Babacar duñ ca teg dara yàlla rek buñ ca teg dara bàyyi mais alxuraan sax am na sara ko wax na ko déedéet doon doy mais alxuraan sax am na sara boo demee tey tafsirkat yi dañ lay sara alxuraan bu mu leer waaye man li ma gënal Sëriñ Babacar dafa segg ba segg jeex li muy joxe li ñuy seggaat nekku ci maye sëy jarta yéexal te loolu mooy TikTok mais docteur da doon wax laax mais dama gis ni cérémonial bi ñuy def dafa am mariage traditionnel maanaam dañuy ñëw sëlëmbante laax bi wala ay jiitu na ko ci lal bi est-ce que yooyu nekkul aada bu ñu boole ci wàllu sëy waaw xam nga mi ngi mel ni parcours yi nekk ci chemin c'est des parcours mais nag duñ demukaay fenn maanaam parcours yooyu mën nga cee daw taxul mu yóbbu la ba ca bureau recteur ba wala mu yóbbu la marché c'est des parcours limités dans un truc donné yii ñuy def mooy aada am nañu ay muuroog yooyu daan nañ ko def léegi néew na mais terewul ku mu neex nga def ko mais nag bu leen jaawale aaday réew mi wala aadaay tel ethnie ak l'islam ci boppam l'islam dafa transcender loolu yëpp man nit ñi bu ñu xamee ne bu dee xale yi xam nañ ne mën nañoo sëy mariage TikTok ak seeni portable man jottali mën nañ koy jottali yàlla moo ciy jëflante ak man directement. docteur bëggoon naa xam lan mooy différence su fase naa la ak may naa la sa baat parce que ñu bëri dañuy jàpp ne yu ay mooy waroo la mi ngi mel ne nga ne dee na wala wàcc na liggéey wala naan wala làqu fase su fekkee woon ne ci Sénégal boo waxee sa jabar ne forte sul naa la mu tas kon boobu baat ngay bu la ne forte sul naa la rek jeex na gis nga amul benn baat spécifique bien que fase bi ci baatu aral la fasl ñu ne fase waaw mooy teqale waaye loolu bépp wax wala jëf joo xam ne déduction bi ci nit ñi jëlee mooy fase loolu fase la may baat it fase la waaw may baat fase la may bopp fase la may tànk fase la may daal fase la dañ tëjulu fase rek nañ xam ne lii fase la rek Omar ma ñëw dama gis ni nee na xaaral dama koy daan benn bu gàtt la rek du yàgg maa ngi ñëw ci yow Mouhamed maa ngi ñëw juste Omar dama gis